Sénégal nuyu naa leen ñu wëy ànd xeex coronavirus ci réewum Sénégal bu ñu ko miinul ci aw làmmiñ miinuñu ko ci ab dégg-dégg ci nopp yi daañu ko mën a gën a bàyyi xel gën koo xeex ndax kat bàyyeeku bi mooy li nga xamante ni moom mooy yées te jamono ji niki ni ko jëriñ ji waxee lu jëm ci mbirum cas communautaire yi mu ngi tàmbalee baray danañ ko gën a yaatal sànq si kanam tuuti ak docteur. kon ku nekk rek loo farlu woon benn rek war nga kaa mën a yokk tey daañu jëm ba ca bët gànnaaru réew mi ca Richard Toll fekki fa maire bu Richard Toll tey dinañu wax ab taxawaayam moom ak ñi mu jiite ca ab goxam niki noonu daañu dem ca Lyon fekki fa kenn ci juddub réew mi niki noonu ca Tchad kenn ci sénégalais yi fa nekk wax ñu ana nan la ñuy dundee mbir moom mi la tey nag ki ñu àndal ci waa kër docteur mooy docteur bi nga xamante ni moom mooy chef de service la fële ca l'hôpital bu Pikine docteur Amadou Niass moom tey moo war a indi ay leeral ci lënt-lënt wala kumpa gi ngeen amandi ba tey ci coronavirus wala it lépp lu jëm ci wàllug moytu gi ak fàggu gi dana leen ko gën a leeralal ndax kat niki waa ay naataangoom waxee gis ngeen rek ne mbir mi du xeexab faj waaye xeexab fàggu lay gën a méngool lu ko jiitu niki nañu ko baaxoo dañuy dellu ca màkkaana joriñ ji ñu dénk wàllug wér-gu-yaram ngir déglu tolluwaayu jàngoro ji ci bés bi ñu ànd ci ak ministre bi Abdoulaye Diouf Sarr. tey talaata juróom-ñaari fan ci weeru avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat test yi ci téeméeri test ak fukk yi ñu def tey fukk ak benn ñoo ci positif bon dëkk ñoom ñoo am jàngoro ji juróom-ñeent yi ay cas contact la yu ñu doon suivre ñaar yi ñoo nekk transmission communautaire mooy ñu ko am te xamuñu fu ñu ko jëlee ñu leen di yëgal ne fukk ak ñett ñoo xamante ne ñu ngi leen doon hospitalisé mën nañu wax ne tey wér nañ danañ leen génnee ci bés bi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di yëgal ne ñi nekk hôpital ñi ngi yëg tan ba mu commencé ak léegi mën nañ jàpp ne ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar i cas moom la Sénégal déclaré boobu ak léegi ci ñaar téeméer fanweer ak juróom-ñaar yooyu téeméer ak juróom wér nañ ci ñaar génn nañ ci àdduna kenn ki évacué nañ ko bon dëkk fi ñuy wax ak yéen téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ñoo nekk hôpital ñu leen di faj ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi demander population yi ñu déglu bu baax te dégg ndigal yi ñu leen di jox pour que ñu mën a daan Covid-19. mu nekkoon Abdoulaye Diouf Sarr jëwriñ ji ñu dégg lépp lu jëm ci wàllug wér-gu-yaram docteur gis nañu ne daanañu wax cas importé muy ñu daan bàyyeekoo bitim réew di wàll ñenn ñi nekk fii ci biir réew mi jamono ji njàqare gi mu ngi gën a dal ci li ñuy oowee cas communautaire am na ñu bari ñuy laajte cas communautaire moom mooy lan sànq am na sama benn natango bu may tooñ ak benn audio bu mu jot kooku di laaj ndax cas communautaire mooy ko bokkal commune wala ku dëkk ci commune bi ça peut sembler drôle mais lu am solo la parce que cas communautaire la ñuy wax ay tubaab la mën nañu kaa bañ a xam. tigi absolument donc comme ni ko waxee cas communautaire avant cas communautaire am na lu njëkkoon am moom mooy cas confirmé avant cas confirmé am na lu njëkk am mooy cas suspect cas suspect mooy koo xam ni melokaan ñu jàngoro bi wane feeñ na ci moom mais mënaguñ ñu xam ni am na ko bi ñu defee test yi ci lañ ni gis nañ ni doomu jàngoro bi li koy firndeel mi ngi ci moom ci lañ ne kon cas confirmé la ci biir cas confirmé saa yu amee ci béréb dañuy xool ñan la amoon na contact ñoo ñuy wax cas contact kuñ ci gis rek ni amoon naa contact dañ ko mën a topp ber ko génne ko ci askan wi ndax feebar bi bu la dalee am na diir boo xam ne nii mën na bañ a feeñ melokaan bi ci yow diir boobu nag mën na def
benn fan ba fukki fan ak ñeent léeg-léeg mu ëpp ko. diggante boobu nag ñooñu nga xam ni cas contact la il faut ñu ber leen. kon bu xësee ba nekk cas suspect cas confirmé cas contact problème bi garaawul trop parce que xam nañ ki ko am xam nañ ñi mu ko war a mën a wàll dañuy yomb ber mais problème bi mooy dañuy dem ba ci biir jaxasoo bi nga xam ne moom lañ daan aaye ak dem ci nit ñi génte yéeg lu bari yoo xam ne mën naa ñàkk ba beneen jamono day tax mu indi koo xam ne bu ko amee ba ñu gis ko ci moom du ñu xam fu mu ko jëlee. kooku la ñuy wax cas communautaire. kooku kon day nekk beneen problème moom déjà du ñu mën a xam ay cas contact am peut-être ñu xam ko tuuti parce que xam nañ ni am na ko. mais ñag ko jox tey nekk ci biir société bi. di dem ak a ñëw ñooñu dañuy continuer kenn du xam fu ñu nekk. donc day nekk loolu mooy indi gravité bi moo tax dañuy war a wattandiku. jaxasoo bi surtout pour que ñu bañ a am ay cas communautaire. très bien cas communautaire yi ak jéego yi mu tàmbalee def moo waral ñaari dogal yi nga xam ne jëwriñ ji yëgle na ko ci suba ginnaaw bi comité bi yore lépp lu jëm ci wàllu épidémie ci réew mi dajee benn dogal bi mooy fexe rek ba région bu si nekk sab xeex ñu daal di koy nga daal di koy dénk kii di gouverneur bi ànd sekk ñi nga xamante ne ñooy ñi mu ci war a àndal rawatina les forces de défense et de sécurité ngir ñu daal di koy xeex foofule ci ku nekk ca gox ba nga féete ca diwaan ba nga féete beneen bi mooy ñu fexe ba mbooleem ñi wàññeeku te nekkoon bitim réew ñu bañ leen a indi ci réew mi ndax loolu mën na indi également lu jëm ci wàllu ko wàllaate bi loolu bokk na si ñaar dogal yi nga xamante ni moom la ñu jël ngir nga gën a ñaax askan wi gën leen a xamal li waral xëy na ñu ragal di fi indi ñoo xamante ne nii faatu nañu ba noppi. waaw xam nga faatu moom bu xasee ba am te ñu ne ci jàngoro bi nga ko la faatu bi jógee. li gën parce que li gën moom des fois mën na bañ a mën a nekk. li gën mooy ñu fexe ba mu bañ a wàll kenn. te li tax mu bañ a wàll kenn mooy ñu bañ ko déplacer. ñu bañ a tamit bu ñu koy denc ñu bañ a jël seeni précaution donc loolu yëpp ay tegtal la yoo xam ni nguur gi. li nga xam ne ci moom la aju mooy fexe ba nit ñi bu ñu leen di déplacer tamit ñu dugal leen ci anam boo xam ni du ñu wàll kenn. parce que gis nañ Algérie bay yëf yi takarnaase dafa dem jëli ay nitam. boobu kenn amagul woon benn cas ci dëkkam. xamuñu fu mu jógee est-ce que ci foofu la déparé wala ñu ñëw ak yeneen ak ñeneen. donc nguur gi loolu mu wax tegu ko ci. bëgg-bëggam rek ci peut-être xam-xam la ko teg. donc c'est important aussi ñu déglu. borom xam-xam yi dëgg la neexul nit yi wàññi ko bitim réew. ñu bëgg koo indi mu am jafe-jafe. mais am naa yaakaar nguur gi lu mu ci mën pour indi ko dina ko def mais bu demee ba nga xam ni loolu pexe amu ci. yaakaar naa ni du ñu waxtaanee ci suñu biir nañu wut ay solution. très bien jërëjëf docteur Amadou Niass daañu dikkaat ak yow léegi ci na mu gën a yaatoo rawatina ci laaj yi nga xam ne si ñaareelu xaaj bi askan wi mën nañ kaa séq ak yow waaye démb dafa am lu ñu fi waxtaane woon muy genn gaal gu teer ca Yoff ba mu fa teeree nag matukaay yi ci waroon jël nañu ko ba gendarme yi ñëw jëf si li ñu ci waroon a def ba ñu yóbbu leen fañ leen war a yóbbu ba benn jafe-jafe bañ cee am ngir gën cee am ay leeral ndëkk dañ ciy jokkoo ak kenn ca ña nga xam ni ñoom ñoo amee kuréel googu la ñu dippee comité local de pêche artisanale foofu la ca Yoff muy suñu mbokk moom la di Jabel Mbegere asalaamaaleykum Jabel. maaleykum salaam Khalifa. alors démb dafa ñu dàpp ci émission bi ñu xamal ñu ne dafa am gaal goo xam ne teer na ca Yoff te ba mu teeree taxaw nañu ci brigade de vigilance bi brigade de surveillance bi taxaw nañu. ngir gendarme yi ñëw jëli leen balaa ñoo tasaaroo si dëkk bi ndax mën ngaa dellu siwaat ci anam ya mu amee woon ak ba fa mu mujjee. waaw jërëjëf Khalifa ñun yàlla dafa def ne bi feebar bi commencé dañu mujjee woon brigade bi dafa dajaloo def benn réunion boo xamante ne brigade de surveillance bi la mooy CLPA bi ñu naan ko pêche locale artisanale. waa coordinateur bu Dakar Ouest tamit aussi dëkk Yoff di Ablaye Seck. bi ñu réunir ñu ne léegi il faut ñu jël ay mesures yi ñuy jël nag mooy. du ñu yem rek si ne dañuy bàyyi état bi jël voie routière bi ne da koy contrôler ñun côté tamit maritime bi aussi dañ ciy jël ay mesures. si lañ ko jëlaal tamit si quai de pêche bi avant état bi def arrêté sax si quai de pêche yi ñun fekk na def nañ ko à partir de 6 heures du matin ba ne fu 17 heures jotee dañuy tëj. pour mesures yi ñu mën si jàppale li nga xamante ne mooy mesures sanitaires yi. biñ jëlee loolu aussi tamit ñu mujjee toog ak Fere Yoff ñu nuyuwaale président bi pégal sax de passage ak maire yi aussi la maire aussi tamit ñu defee réunion bi maire yi bon bi ñu demee ñun acteurs yi ak kii bi ñu waxtaan ñu ne léegi dañu yem rek nañu def gaal goo xamante ne dëkkoo Yoff booy ñëw nañ la saytu boo dëkkul tamit Yoff boo dëkkee tamit Yoff
dem di déplacer dem faneen aussi tamit bu mënee ñàkk moo gën far tamit Kayar jël même mesure ko yooyu. bi mu ko jëlee aussi la ñu waxtaanee la coordinateur bu Kayar on s'est trouvé d'accord affaire bi xaw a law far nag gaal yi ñu doon wax naan ci petite côte bi ay Mbour Joal ngeen doon ko dégg temps yi rumeur yooyu. gën ñu poussé après bi ñu réunir maire na daal loo leen gën a mën a jël ay mesures ngeen jël ko. ñu siy gërëm tamit brigade bi de surveillance bi si lañ jël nag léegi di monter am ñoo xamante ne bëccëg gi dañuy nekk si littoral bi plage bi am na lay guddi gi tam aussi dañuy révélante si biir relais boobu nag lañ ñu wax démb ne ay côté 18h30 nañu am na gaal goo xamante ne wax dëgg yàlla mu ngi costé fii si île bi île boobu du ma la ko wax xam nga fa. parce que képp ku dëkk yow fooyee nga foofu xam nga fa. si biir loolu biñ ne mu ngi si gaalu mbaal yi. si lañ ne nu mu mel ñu ne bon ay mool a ngi si mool yi xaw na takku. léegi bu ñu sañoon daal ngeen ñëw mais avant ñuy ñëw information yi ñu jox mooy ñi dañ ne dafa jógee Gambie ñii ne bon mu ngi jógee Joal mais bi ñu ñëwee ba yegsi laaj nañu gaal gi fu mu jógee ñu ne gaal gi mu ngi jógee Joal mais yemuñu foofu ñun dañ def comme ni ñu daan def à l'époque parce que tamit maire dafa ne li mu doon dégg ci petite côte bi nañ fexe ba éviter ko comme gaal gu ñu ne mu ngi nii ñuy daax muy demaat biir géej. ku xam géej xam ne ne mën nga delloo nit ki mu am problème mu essence am ay jafe-jafe wala mën nga ko delloo fekk am ko feebaroon foofu kon yaakaar naa jafe-jafe mën na gën a yokk ñun nag moo tax ñu ne léegi nañ leen nax ba téye leen après la ñu woo la gendarmerie mooy commandant bi nekk fii à Foire ñu naan ko Sankhare moom tam bi ñu ko woowee aussi tamit fonk bi mu fonk ici bi tardewul si la ñëw après woo ki nga xamante ne moom mooy lieutenant bi ñu koy wax lieutenant Camara moom tam bi ñu ñëwee indi nañ fi tam équipe bu am solo bi ñu ñëwee aussi tamit bi ma informé maire moom tamit aussi hésité wul si saa si la téléphoné docteur Diop bi mu téléphoné docteur Diop le premier adjoint au maire ñu koy nuyuwaale Abdou Naaf mu taxaw si woo docteur Diop aussi tam bi mu ñëwee indi na équipe am si lañ ñëw commencé leen sol seen équipement yooyu ñuy sol kii bi ñuy ñëwee sol combinaison bi commencé ne dañuy ñu saytu leen ñoom ñëpp xool leen ndax seen yaram tàngul affaire demee mais nag ministre après Abdoulaye Diouf Sarr depuis affaire bi am dafa mel ni mu ngi fa teew wax dëgg yàlla waaw ñëw ne neen nañu dawal yërmande si ñoom aussi tamit nañ leen xool bu mucc ay mais bi ñu leen xoolee ba pare seen yaram tàngul ministre dafa ne doyul ci ñoom doyul aussi tamit si askan wi ñu war a fekk si donc seen i mbokk fi ne par la suite aussi bi ñu wàccee gis nañ ci 4 yoo xam ne Yoof lañ dëkk mais dañu ne même lu ñu dëkk Yoof nañ leen boole ñi fi dëkkul ñoom ñëpp ñu jëm leen xool ba nga xamante ne liñ fiy indi du doon jafe-jafe ñoom tam aussi tam ñu bañ am benn jafe-jafe si ko recommandation yi la ministre joxee ba bi ñu leen xoolee aussi ak équipe bi fa newoon na yëpp ñu ne daal vraiment gis ñu yaram bu tàng mais tam aussi dañ leen di jël garde leen comme ni ñuy def en quarantaine ba nga xamante ne lépp lu war si ñoom dinañ ko def dañ leen tamit jëlee foofu jox leen tam aussi ñu reer jënd leen fa ay pain donte ku fa amoon na après nag moo leen jël yëpp leen si ñaari kaar jël leen jël boo xamante ne wax dëgg yàlla jël bu mucc ayib la ministre aussi tam ne vraiment daal nañ leen toppatoo bu muy mucc ayib moom tam ñu koy gërëm bu baax di ko sant parce que démb téléphone am coupé wul si biir loolu tam aussi tamit ñu lay gërëm bu baax parce que permettre nga ñu rumeur yi nga xam moom lañ doon wax naan mu ngi jógee ay Mauritanie mu ngi jógee fële yooyu yëpp wóoruñu l'essentiel xam nañ daal gaal gi yàgg na campagne ci Yoff Joal la jógee wala Mbour la jógee dañ ne comme que raison anti raison gaal waru si mën a jël nit waru si mën a déplacé wu ñun tam ñu ne léegi kon voie maritime bi kon aussi dañ ko protéger pour bu ko am nga mesure sanitaire yi nga xamante ne moom la docteur yi joxe ñu mën ko jàppalee ñi nga xamante ne mooy askan wi ba daal ñun taxaw nañ si taxawaay mucc ayib ci biir loolu tamit aussi ci quai de pêche bu Yoff pour wax ne nit du fa dugg te xooluñu la baneen ba seres aussi tamit maire yi génnee na yeneen moyen dolli ñu ko ci biir loolu aussi tamit Fere Yoff aussi waaye mucc ayib ba semaine passée sax indi na fa matériel ak yëpp ay gel ay yëpp moom Fere Yoff si boppam mais moo ko doolee Yoff parce que gis nañ ne quai de pêche bu Yoff set gi tëbul rek ne feebar dafa ñëw mu dal ko parce que comme que dañu am quai bu am agrément Union européen norme yi mu wax ne nañ ko doxalee dañu gis ne ñaar yi moo si jiitu mooy salubrité ak hygiène te set bi tam feebar bi gis nañu ne bëggul salté ñu ne kon fekkoon nañu si set parce que mooy norme yi mais tam aussi nañu gën a góorgóorlu ba nga xamante ne lépp loo xamante ne day gën a yokk rek karaange ñi fiy ñëw ñu jël ko moo tax quai bi fi ñu toll à partir de 17h micro mareyeur ba si écailleuse yëpp amul kenn koo xamante ne am nga droit pour jël benn jën di ko waas wala ngay jaay benn jën. très bien waaw loolu daal mu ngi ci quai bi kon ça veut dire que ne encore tamit ñu ngi wax naan am nañu daw kenn dawul. 38 personnes lañ. 34 yi ñoo wàccoon mu des yeneen 4 yi mais après ñoom bi ñu xawee tiit affolé dalal nañ leen ba xëcc leen dajale leen ñoom ñëpp. ñu leen amu leen benn problème woon kii lii yëpp. pour fekkee dara dafa nekk si yéen ñu teel ko dabu. fekkee tam aussi dara newul si yéen nañ leen libéré ngeen dellu seen mbokk mën a liggéey tranquillement te am nañ si ñun ay doom ay yëpp mais daal li ñu ministre wax
daf ñu wax ne muy le ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr gaal bu mu mën a doon rek bu fi dëkk bu fi dëkkul yëpp bu génnee bu ñëwee nañ ko dalalee nag bañ ko beddi seet yan mesure la ñuy jël ñu woo ñu war a woo ñoom tam bu ñëwee ñu mën def seen liggéey ñuy gërëm tamit bon docteur Diop ak équipe am di gërëm bon maire Yoff di la gërëm aussi parce que permettre ñu nga may ñu li nga xamante ne bon ay rumeur nit ñi bëggoon ko soppi may nga ñu pour ñu leeral ko fii wax ne daal noonu la cas bi demee te ñoom aussi je pense que ñu ngi si jàmm di ñaan aussi tamit lañ leen yóbbu jëlee seet yàlla bu dara lu ñu ragal seen yaram ba ñu mën a dellu si waat si ñun mën a continuer dem géej di joxe nag information ne na kon war na acteurs yëpp nañu def noonu képp koo xam ne gis nga gaal sa mbokk mu newoon fenn ne ko mu toog fa foofu bañ a topp génn jën rek parce que gën des fois mooy toppe mool yi ñuy campagne di dem bu demee ba situation yi normal dem ba dikk bi si côté littoral bi yëpp mooy acteurs yi continuer di dem parce que aussi gis nañ ne gaal yi ay bureau la parce que gaal bu def 53 bu def ay 38 personnes ay 40 personnes kon bu si maladie xasee ba dugg si benn kër du ma la ko wax parce que yow géej kenn du la ko jàngal kon yow ko naa bu xasee ba dugg kon si kër mën na indi ay jafe-jafe yoo xamante ne jafe-jafe yu mucc ayib la di gërëm encore une fois nag suñu brigade de surveillance bi muy Ablaye Gueye jiite ko muy pêche locale artisanale CLPA bi di gërëm aussi le président bu quai de pêche Ablaye Gueye mi nga xamante ne mooy coordinateur national bi kii di gërëm sunu maire di gërëm ñëpp di la gërëm très bien jërëjëf quai bi demee nii je pense que maire mu ngi fi kon ci tënk daal ci tënk ñi nga xamante ni ñoom ñoo teer foofu la bi ñu teeree teeru nañu leen humainement jël ay précautions yi nga xam ni moom la waa kër docteur digle yàpp leen ci ay car yóbbu leen ci bërëb bu fa lañ leen di saytoo ba xam ndax jàngoro ji am nañ ko wala amuñu ko laataa ñu leen di bàyyi ñu dem seeni kër ni ko protocole bi bëggee kon amul benn risque boo xamante ne nii démb am na fa macha allah déedéet parce que même ñun sax dañu jël àllakaar def yëpp gis naa ne foofu même tey bi ñu pompé nañ defaraat foofu yëpp waaw si rafet njort moom daal foofu daal ñun la ñu maire waxoon ne bu leen bedd kenn ku fi teer bu leen ko dàq muy demaat di am problème mu essence biir géej wala muy dem di yóbbaale jàngoroom dootul neex a dabu ñun mesures yooyu la ñu jël te ministre moo ñu digal loolu jël nañ ko aussi tamit bon ñu ngi koy tamit wax ne na acteurs yëpp def noonu waaw ku si nekk foo newoon doon fa napp nga topp fa bañ a topp jën jërëjëf bu dee ba situation yi ñoo ngi ñaan yàlla liy jëlee fii bu ko defee ku si nekk nga mën a jël wax say activité tranquillement noonu daal lañ ko def nañ ko bëgg continuer di defee jërëjëf waaw di wax aussi tam ne quai de pêche bu Yoff tam aussi tamit ñu lay wax ne nga jàllale information bi à partir de 6 heures du matin lay ubbi 17 heures fu mu jotee loo mënoon ñëw di jël rek yàlla def situation yi di la gërëm bu baax di la sant jërëjëf ñoo ko bokk kon mu nekkoon Diabel Mbéguéré bu kuréel gi nga xamante ni moom mooy comité local de pêche artisanale bu Yoff doon indi ay leeral ci gaal ga fa teeroon bi kon ak cant ñeel na mbooleem ku ci amoon njàqare ndax daanaka géré nañu ko humainement matériellement médicalement ba yóbbu leen fa nga xamante ni fa lañ leen di defee mise en quarantaine kon dañuy dem fële ca Richard Toll fekk fa maire bi di Amadou Mame Diop moom mooy maire bu Richard Toll nit ki nañu ko baaxoo bés bu jot daañu dalal benn maire ndax xam nga ni maire mooy autorité bi nga xamante ni daanaka jege na woo askanam ngir mu wax ñu nan la taxawee ci aw askanam nan la taxawee si ab goxam ba ñëpp daal di àndandoo mu doon benn xeex ci jàngoroy coronavirus bi nga xamante ni duñ ko noppee wax xeex bi du xeexum pàcc waaye xeex bi xeexum fàggu la kon ku nekk ci wàll wa nga féete war ngaa mën a fàggu kon Amadou Diop bu fekkente ne ni mu ngi fii ñu ànd ak moom dalal ko ci ITV ànd xeex coronavirus asalaamaaleykum monsieur le maire. maaleykum salaam Khalifa maaleykum salaam ñu nuy seetaan ñëpp ci ITV maa ngi leen di nuyu. jërëjëf monsieur le maire yaa ngi ca bët gànnaaru ko réew mi foofu la ca Richard Toll jamono ji ndax mën nga dikk rek ci tolluwaayu jàngoro ji foofu ak situation bi nu ngeen ñu ko mën a defalee ci tënk. voilà effectivement fii ci Richard Toll amoon nañ fi benn cas importé suñu mbokk mu am bi nu amee tamit bi nu defee dépistage bi. fii mu toll am na 18 personnes contact direct yi nga xam ni denc nañ leen yóbbu nañ leen ci hôtel bu fi nekk mettre leen dans de bonnes conditions pour fii nu nekkandiku fii ak 14 jours mais aussi am na 66 personnes contact indirect yi nga xam ni aussi confiné nañ leen seen kër yi pour nu bañ di génn di jëfalante ak ñeneen ñi nekk ci mbedd mi. situation bi foofu la toll woon donc ñoo ngi xaarani bu 14 jours yi matee ñu def dépistage pour voir fu ñu si toll est-ce que dañu am cas ñu ñaan yàlla muy yam fii donc foofu la toll si wàllu jàngoro bi si wàllu loolu nag bu amee day indi fi nu nekke la mu nekk si zone frontalière dem beeg dikk bi mais teewul matukaay yu bëri
au niveau départemental le préfet et au niveau régional le gouverneur et au niveau local aussi les autorités locales aussi jël nañ ko pour xeex li nga xam ni mooy jàngoro bi. très bien alors jàngoro ji bi ngeen ko tàmbalee dégg am na ay matukaay yoo xamante ne jël ngeen ko rawatina ci wàllu fàggu gi ndax mën nga ñu defal cartographie bi foofule ca Richard Toll si seen dispositif de riposte. waaw dispositif bi déjà comme ni ñu ko xamee ci région bi avec le gouverneur de région au niveau département il y a un comité départemental dirigé par le préfet du département et au niveau local on a un comité intersectoriel bi nga xam ni moom moo fàgganiku pour xeex li nga xam ni mooy jàngoro bi nu ci ràññee nag bu baax aussi suñu étudiants yi nu am ci taxawaay bu mag ci wàllu sensibilisation bi ci réseau yi mais aussi ak ñi nga xam ni bonne volonté la nu ci commune bi yëpp nu ànd di liggéey ci liggéey boobu mais li ci jiitu ci loolu sensibilisation bi bien que éviter contact physique yi loolu lu nu war a moytu la ci sensibilisation bi moo tax aussi léegi nit ñi moom la ñuy gën a utiliser jël ci loolu nag jël ay mesures yuy permettre ñu gën a xeex wàllu jàngoro bi jël nañ ci yu bëri yi nga xam ne aussi ay mesures d'accompagnement au-delà de la sensibilisation. très bien lu jëm ci wàllug rassemblement yi gis nañu ko bu ñu ko waxee xel yi dafay dem ci marché yi est-ce que am na ay mesures particulières yoo xamante ne jël ngeen ko ci wàllu woowu. waaw fii 17 heures la ñuy arrêté marché yi bon ñun au niveau local aussi jël naa décision pour fermer marché bi xam ne bi gën a mag pendant 4 jours pour ubbi yoon yi mu gën a yaatu pour jaxasoo bi wàññi ko nettoyer ko mais aussi service d'hygiène ñëw accompagner aussi ñu jox leen matériel produits yi pour ñu aseptiser donc yooyu ci wàllu marché bi mais li ci ëpp solo aussi mooy ci mesure d'accompagnement yi dès que kii xam na ni fii aussi dëkk bi nga xam ni commerce informel bi daf ci am solo marché ak ñi nga xam Mauritanie di ñëw daf ci am solo donc bu mu amee rek li ñu njëkk def aussi mooy suspendre taxe yi nga xam ni commune bi mi ngi ko doom am comme recette pour jàppale ñi nga xam ni liggéeyatuñu lu mel ne taxi yi calèche yi lu mel ne commerçant yi droit de place yi ñoom fay juuti ak cantine yi nga xam ni location mairie bi la yooyu nag dañ ko def pour accompagner commerçant yi ci jafe-jafe yi ak taxi yi chauffeur yi ak ñi yore calèche yi ci seen jafe-jafe bi ñuy dund pour dem bi ak dikk bi wàññeekoo donc loolu c'est des mesures d'accompagnement yi nga xam ni defoon nañ ko pour accompagner leen au-delà de la sensibilisation nu boole ko ci loolu. ci li ñu dëgmal xam nga ndimbali ñu ngi koy junj ci ngir wàcc li nga xamante ni xëy na moom mooy toog bi ndax toog bi lu am solo la ci biir kër yi jamono ji foofu au niveau de Richard Toll nan ngeen di projeté woo ci jamono yooyu buñ ci tolloo bu fekkente ne ni ab dogal la. waaw loolu am nañ ci expérience mais li jiitu loolu sax ñun au niveau de la commune déjà. secteur yi nga xam ne d'activité yi nga xam ne ñoom ñoo ci gën a dund jafe-jafe bi lu mel ne chauffeur u 7 places yi ñoo ne dañ taxaw liggéeyatuñu pêche bi ñu daan def ci fleuve Sénégal bi dañ ko interdire parce que pour éviter dem beeg dikk bi ci Mauritanie mais aussi daara yi ñu recenser leen ñu mat ay presque 180 daara yu am internat yu ko amul des secteurs tabliers yi nekkoon di jaay fruits ci route nationale bi comme dëkk dem ak dikk la yooyu yëpp dañ leen fa jëlee mesure ñooñu ñëpp nag dañ leen recenser au niveau de la commune pour accompagner leen en denrées alimentaires avant état bi te loolu dañ leen moo ci liggéey boobu la nekkoon pour mën am objectivité ci li ñuy def mu ànd ak cub c'est-à-dire mu tànn ñi nga xam ni ñoo ko war a jot donc loolu liggéey boobu xayma na nombre de personnes bi tey ci phase d'opérationnel mooy joxe bi moo des loolu mooy li nga xam mais ci wàllu état aussi ñun am nañ ci expérience parce que bourse familiale yi dañ koy décentraliser mais aussi aujourd'hui dañuy dem gën ko pousser pour éviter déjà mu am joxe bu xam ni jaarul yoon ñu ci ngaañi mais loolu déjà comme ni que ministre Mansour Faye waxee démb au niveau des quartiers dañ koy boole ñi ci war a bokk acteurs yi nga xam ni imam yi délégué de quartier yi directeur d'école yi bàjjanu gox yi mais dañu bëgg pousser même pour mu gën a ànd ak objectivité
on a mun a wax recensement des familles xam à peu près dans chaque quartier la fa nekk ci famille xam nañ ko natt nañ ko daan ko gën a xam ku nekk sa secteur d'activité xam sa yëngu-yëngu ak xam ñi nga xam ni am nañ ci bourse familiale wala amuñu bu boobaa la des ñu xool nan lañ koy séddale ci anam yu wóor yaakaar naa ni comme yàgg nañu liggéey ci loolu je pense que ni du war a am problème mais li ci ëpp solo mooy man ak samay naatagooy maire yëpp ñu nga xam ni ay élus locaux lañu li ci ëpp solo mooy li askan bi moo ko joxe ko ci ay anam yu leer te je pense que ni noonu lay demee incha allah parce que loolu moo tax jugal liggéeyal askan bi d'autant plus que ñun même si au niveau des communes ñoo ngi leen di jàppale di leen liggéeyal pour mën leen jox li nga xam ni mooy dem moo leen di tax ñoom ñu mën am mais au-delà de ça leneen li ci ëpp solo aussi mooy ci wàllu accompagnement yi mooy daara yi j'insiste parce que ñoom ñoo gën a impacté fii fa nekk dëkku daara dëkku jàngu xam-xam mais loolu ñuy lancé nañu aussi solidarité parce que li ñu mën a génne ci lii même Sénégal yëpp la mooy solidarité. Très bien. Parce que ñëpp bu nekk rek bu nekk sa bopp jàppale ko fa nga nekk. alors monsieur le maire gis nañu ne xeex bi jeexagul dafa mel ni ñu ngi bëgg a dugg ci beneen phase boo xamante ni mais ku si nekk si ñun am nga si wàll muy cas communautaire yi comme ni ko docteur leerale sànq ba tax na ginnaaw bi comité de gestion des épidémies dajee recommandations yi nga xamante ni génne nañu ko bokk na ci daal di dénk xeex bi comité régional yi ñu daal di topp ci ginnaaw gouverneur ak les forces de défense et de sécurité phase bu bees boobu yow noo ko gisee wala noo nar a sóobe sa loxo par rapport surtout ak say administré. waaw loolu déjà mooy am jumtukaay on a commandé déjà am nañu 40 lavabo mobile yi nga xam ni daan ko teg ci dëkk bi mais li ci ëpp solo Khalifa mooy il faut que nous appeler à la responsabilité mooy c'est-à-dire que responsabilité individuelle ci ñun ñëpp loolu daf ci am solo mooy ku nekk yaa mën aar sa bopp aar sa moroom loolu il faut que nit ñi xam ko état mënuñu aar administration mënuñu aar élus locaux yi mënuñu aar ku nekk bu jàppee ni moo war aar boppam aar ñi ci des mais aussi yenn voilà comme ni nga ko waxee jël nañu ay mesures wala nu favoriser port de masque mais aussi yu mel noonu je pense que ni war nañ ko ñu ñuy dundee tey boo demee ci yenn yi mosuñu gis masque mais je pense que il faut ñu contextualiser li nga xam ni mooy ñun di ñuy aar donc fu nit mën a solee masque man jàpp naa ni je suis pharmacien mais jàpp naa ni masque yi ñu def nu favoriser ko pour nu wax localement am def ko sama mbokk pël bi nga xam ni kaala la tàmm bu fekkee ni wax nañ ko kaala boobu mën na ko def mu aar ko bu eggee këram mu fóot ko ak eau de javel ak savon pour man ça peut être efficace parce que nit ki li mu tàmm da ngay xool risque bi ak bénéfice bi mën a am si lu nekk et que ñun aussi nu dund ak suñu am-am parce que masque déjà tey commencé na manqué Sénégal nagam Europe la manqué fii manqué na fii donc pour nga am ko jafe-jafe la donc il faut que suñu dunduwaay ñu ñuy dundee ak suñu mën-mën ak suñu koom-koom nu méngale ko ak aussi ni nga xam ni moom la ñu bëgg doxale donc je pense que yooyu aussi si ay mesures yi nga xam ni war nañ si bàyyi xel si pédagogie bi si ni ñu koy joxee aussi jërëjëf monsieur le maire Amadou Mame Diop ñu ngi lay gërëm di la sant di la bàyyi ci xëy na loo naaloon amoon yéene wax ko te jotuñu ko laaj comme ça ñu tëjee ko am na nag ponk boo souligné ba am solo après docteur dina si indi ay leeral ci wàllu kaala gi ak masque gi. waaw donc li ma bëgg wax li ma bëgg ñëw rek mooy que ni li am importance mooy ñun ñëpp sénégalais ñu jàpp ni tey xeex bi suñu xeex la ku nekk respecter aussi consignes yi nga xam ni ko pour aar sa bopp aar sa morom loolu ku nekk nag niveau ba mën ci nekk rek war nga toog fi
fi nga war a toog bañ a génn bañ a xawaalu sens de responsabilité niveau boo mënti nekk ci Sénégal mais leneen aussi ñun ñoo ngi si liggéey fii si Richard Toll mu truc mooy que ni venir avec non l'économie locale si jafe-jafe yi développer ko mooy permettre nu benn projet bu ñuy wax un Richard Tollois un masque et que rassembler les couturiers de Richard Toll nu liggéey si pour permettre leen ñoom nu am koom-koom mais aussi aider ñi nga xam ni mënuñu am masque buñ ko gisul wala seen koom-koom eggu fa pour jënd masque. Monsieur le maire Amadou Mame Diop ñu ngi lay gërëm di la sant ñu doon jokkoo foofee ci Richard Toll ga nga jiite en tant que maire ñu ngi lay gërëm di la sant laataa ñuy dem ci beneen gox docteur am na lu am solo lu monsieur le maire wax sànq mooy ñi nga xam ni naka jekk dañuy kaalawu dans quelle mesure lañ mën a continuer di kaalawu au lieu ñuy ut masque. waaw Khalifa kaala dëgg la ñoom liñ ci doon jublu pour poussière bi ak naaj bi loolu lañ ci jublu woon mais yaakaar naa ni fii tembe li ñuy soxla mooy muur rek sa bakkan ak sa kanam pour que nga mën a fexe bañ a wàll nit ki boo sëqatee wala nit ki bu sëqatee jegele mu bañ la dugg kon nu mu gën a mën a convaincre nit ñi mooy peut-être masque parce que kaala du ma ni kaala kiiwul mais li ñu ci daan jublu je pense que muur sa bopp ndax naaj bi muur sa ndax poussière beeg yooyu mais du tere lële mooy li nga xam ne moo gën a adéquat kon li mu wax noonu peut-être culture la mën nañu wax nit ñi indil nañ leen leneen lu gën a efficace lu gën a méngoo jamono mais docteur bu fekkente ni suñu artisans yi ñu ngi defar ay masques en tissu ça veut dire que xëy na kaala gi dina am tuuti chance peut-être wala. bon je ne pense pas que kaala gi mën a régler problème bi nga xam moom la ñu bëgg a régler. oui si déjà kaala léeg-léeg mu deñ. léeg-léeg mu kii léeg-léeg nga bëgg kii mu wadd. alors que masque bi boo ko xasee ba lonk say nopp. mat na vraiment c'est efficace daal. jërëjëf man dans ce sens je pense que ni moo gën a. jërëjëf moo gën a efficace merci beaucoup docteur Amadou Niass kon ñu wéy dem fële ca Tchad fekk fa Mourtada Faye di kenn si doomi réew mi fa la sanc asalaamaaleykum Faye. Mourtada ndax yaa Mourtada dégg Mourtada dafa mel ni liwagul dafa mel ni jàppandeegul parce que mu ngi nekk fële ca Tchad ca N'Djamena péyum réew ma war a ànd ak ñun ci tolluwaayu jàngoro ji foofu waaye tamit seen diggante ak réew mi ci jamono yu ni méngool la moo ci seen gis-gis seen xalaat ak li ñu war a mën a baaxee seen ñooñ yu ñu fi bàyyi ngir kat ñëpp ñoo bokk lenn li ñuy séenu ak lépp li ñuy bëgg mooy jàngoro ji daal di tàggoog ñun ba faw Mourtada waaw Mourtada Faye daañu dikkaat tax moom léegi du ñàkk waaye kon mën nañu faa jaare rek Sarba Lyon ci réewum France bu fekkente ne ni Seydou Diallo mu ngi en ligne. waaw maa ngi nii je suis en ligne bonsoir. Seydou bonsoir alors Seydou Diallo yow julub réew mi nga yaa ngi tugal di fa jàngale ci lycée yi alors ginnaaw bu ñu la nuyoo dalal la ci ànd xeex coronavirus dellu si rek ak yow ci fa nga dëkk diwaan ba nga dëkk muy métropole bu rëy di Lyon lan mooy tolluwaay bi foofu rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo askanoo fii ci réew mi nu ñu koy dundee foofu. bien maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di nuyu Khalifa di nuyu auditeurs yi di nuyu yëpp sénégalais ak sénégalaises yëpp alors par rapport à question bi nga posé nii dëgg la ne nii dëgg la fi mu ne nii moom comme on est dans un monde mondialisé ñun li ñuy dund fii wute na ak li ngeen di dund fële peut-être par rapport à la culture mais li xew fii mooy déjà confinement li ñuy wax confinement mooy lan mooy kenn ku nekk sa biir kër ngay nekk mënoo génn lu dul dem lijjanti ji xamante ni lu jëm ci wàllu lekk naan ak setal sa bopp maanaam saabu loolu dong la ñuy permettre nga mën a génn dem lijjanti ji ko waaw loolu moo fi ne booy génn sax boo seetloo boo génn il faut que nga télécharger ci site ministère de l'intérieur
nga télécharger benn attestation ou lu ñuy wooyee dérogation de sortie pour nga mën a génn da ngay bind sa tur bind sa sant wax foo dëkk wax ban heure ngay génn ak ban heure ngay ñibbisi yaa ngi dégg. ànd ak sa pièce d'identité dëkk bi yëpp amul kenn koo xamante ni day nekk ci biti pour une raison autre bu dul question de vie. Très bien alors survie bien, donc alors c'est vrai que dematoo école jàngaleetoo parce que confinement bi waaye du coup dafay dajale ñëpp rek ci biir kër gi ana nan ngeen di organiser woo yow sa diggante peut-être ak sa école wala ak say élèves ana nan ngay organiser sa diggante ak sa jaboot. tout à fait njaboot gi moom kooku moom fi mu ne nii comme li ma la ko waxee fii confinement bi c'est appliqué à la lettre yaa ngi dégg c'est-à-dire que sama soxna fi mu ne nii mu ngi kër ga man it maa ngi kër ga man damay def par exemple télétravail comme par exemple léegi baccalauréat bi nii fi ñu ci toll nii amul possibilité nit ñi di am contact direct nit mënta am contact direct ak nit lu dul ci biir magasin boo xamante ni lekk lay jaay donc ñun télétravail la ñuy def par exemple man ak samay élèves léegi éducation nationale ministère bi daf ñu yónnee ay application yoo xamante ni mën nañu connecté wu comme nii man maa ngi fii à distance yéen a ngi Sénégal ñu ngi waxtaan nii la ñuy waxtaanee ak élèves yi mën nga recevoir say élèves dans une salle par exemple virtuelle nga mën a véhiculer ce cours comme il le faut par exemple fii nii bu amee par exemple benn élève boo xamante ni il est incontrôlable wala këram bëri na bruit et puis yow mënuloo véhiculer ce cours mën nga ko exclure c'est-à-dire ci application bi am nga possibilité ñëw rek décocher ko su ko defee moom dootul mën a connecté wu mënul poser question mënul a dégg c'est comme ça que l'on travaille ici à l'heure actuelle ma bëggoon boo ma mayee aussi pour que ñu préciser parce que man ñaari casquette la waroon a sol pour jël parole c'est-à-dire que casquette sénégalais à l'étranger mais sénégalais quand même oui. Et donc sur ce rapport-là dama bëggoon comme le titre l'indique bien yaa ngi wax ci ñu ngi gis ci titre bi ànd xeex coronavirus ànd xeex boobu nag man su ma actualité sénégalaise affaire bi daf may xaw a jaaxal parce que boo xoolee léegi ñun nu ñuy dundee ànd xeex boobu noonu dafa mel ni sax ñun ñu ngi xeex suñu biir parce que da ngay dégg ay nitu diine yoo xamante ni dañuy taxaw di défendre par exemple des idées comme quoi il faut que ñu dajaloo loolu kenn mënu ko werante loolu yëpp mën na nekk mais comme si ànd xeex la rek il faut que ñun ñëpp ñu constituer comme une force compulsive ñu def face au corona parce que par exemple fii nii la Chine ce qui a fait avancer la lutte contre le coronavirus ñëpp gis nañ ko discipline bi la bu nit ñi organiser wu bu ñu waxtaanee nee nañ bu kenn affaire bi du question intérêt personnel yaa ngi dégg question intérêt général lu jëm ci wàllu intérêt général kenn ku nekk sa particularité da nga ko war a denc nga dissoudre ko ci le général ba li ay di jàmbat comme ça ñu mën ko booral ñu mën ko gagner donc ban gis-gis bi ma am ci sunu problème d'harmonie pour que ñu mun a nekk une force compulsive face au coronavirus am na benn remarque bi ma def c'est une remarque sur le plan politique waaw sur le plan politique gis naa ni am na ay mesures yu baax yu ñuy jël comme par exemple li ma dégg ni dañu fay courant duñu fay ndox ñun fii nii par exemple nous sommes un pays développé ici mais loolu amuñu ko kon gàcce ngalaama gouvernement bi ci côté boobu waaye tamit nag ñoom seen bopp sur le plan politique aussi suñu bëggee crédible il faut que ñu bàyyi n'est-ce pas di def du copier-coller c'est-à-dire que président de la République par exemple buy jël parole te nit ñi léegi xam nga comme nous sommes dans un monde mondialisé c'est un grand village le monde actuellement lu xew Waalo jéeri xam na xam États-Unis Sénégal la yendu ainsi de suite et vice versa donc par exemple président Macron bi mu defee son discours et sunu président de la République n'est-ce pas
mu def un copier-coller exact de ce discours-là ça dafay nuroo comme bu fekkee ni ñun amuñu capacité d'initiative pour faire face te loolu njiit da koy bañ. encore que c'est vrai encore que nit mën naa toppatoo lu baax benn jàngoro ji la n'est-ce pas encore que c'est la même maladie. Justement. On lui concède que c'est la même maladie. Comme je compléter mon propos man maa ngi déglu information la dernière fois ba ñuy wax ni dañuy développer des aides par exemple pour banque alimentaire dimbale ñu néew doole parce que au Sénégal c'est vrai que il est très difficile que nga gis pour la majorité quand même kenn koo xamante ni day am dépense ñaari dépense yu bokk day ak bàyyi. gis nañu ne cas communautaire yi mu ngi commencé bari Sénégal eh bien lan mooy li nga xamante ni xëy na cas communautaire yi li nga xam ne moom ngay ñaaxee say doomi ndey yi nekk fii ci réew mi pour terminer. bien man daal li may ñaan sénégalais yi dama bëgg ñu xam ni le virus là il ne se meut pas dans l'atmosphère c'est-à-dire virus bi du déplacé wul boppam toujours nit ci nit lay jaare yegg ci ñeneen ñi donc su fekkee ñun bëgg nañ aar suñu bopp d'autant que ñun yàlla dimbale nañu suñu population on tourne autour de 16 millions et quelques donc ñun bëriwuñu li ñu dimbale pour ñu lijjanti lii lu yóbbu la pour mu mën a nekk nag il faut que ñu nangu les décisions qui émanent de l'autorité loolu moo tax sànq ba ma daan wax affaire autorité politique ce n'était pas une critique mais même si c'était une critique c'est une critique constructive dama bëggoon nit ñi bañ a gis erreur yooyu noonu ak lapsus yu ndaw yooyu di xew ñu jaare foofu noonu bañ bépp décision boo xamante ni dina émaner ci autorité bi ne comme lii bon na rek lu ci des yëpp baaxul alors que entre le tout et le rien il y a toujours la voie de la sagesse. Bon, heureusement les Sénégalais sont plus intelligents que ça. ma bëggoon Sénégalais yi les mesures édictées par l'autorité compétente c'est-à-dire les services de santé ministère de la santé ñoom ñoo nekk spécialiste domaine bi bu ñu waxee ni bu leen dajaloo rassemblement éviter leen ko il faut que nit ñi aussi ñu def loolu comme une loi ñu respecter mesures yooyu noonu pour mën a fexe limiter propagation virus bi parce que su fekkee c'est vrai que yàlla dañuy wax yàlla nous sommes un pays musulman il est vrai yàlla dafay dimbale doomu aadama mais dañuy wax ni aide-toi le ciel t'aidera. boo bëggee yàlla dimbale la il faut que yow tamit nag nga créer les conditions de possibilité de ton aidabilité boo bëggee ñu jàppale la il faut que am nooy organiser woo am na nooy doxalee pour ñu xam ni kii mérité na dimbal ñu dimbale ko donc loolu moo tax bu fekkee ni ñun bëgg nañ génn ci affaire bi limitation déjà propagation maladie bi la ñuy def te limitation boobu mooy mesure yi ñu jox maanaam bañ a def rassemblement yaa ngi dégg am masque si c'est possible yaa ngi dégg bañ ay contact de proximité de 1 mètre loolu tamit c'est très important et comment dirais-je propreté bi kooku du ma ko reprocher sénégalais parce que j'en suis un et je vois jusqu'à quel point malgré la difficulté dans les villages les plus reculés pour ñu am ndox dañuy xeex def lu mel comme jihad mu jaral leen ñuy wut ndox partout pour assurer la propreté. Très bien. Donc man mesure de sécurité yi ñuy wax rassemblement yi nii bu ñu ko éviter rek propagation bi dootul amati comme ça les services médicaux n'auront pas à faire autre chose que de faire face à ceux qui sont déjà contaminés comme ça ñooñu bu ñu wéree te propagation amul ala kulli xaali on va vers l'extinction de ce virus là. Tout à fait yàlla na ko yàlla def. jërëjëf ñu lay gërëm di la sant mu nekkoon suñu doomu ndey googu leen nekk fële ca Lyon di Seydou Diallo di sénégalais di jàngale foofu ca France ñu waroon ànd sànq ak Murtada Faye ca Tchad du ñàkk ëllëg daañu ñuy wax moom parce que instant bi nii jaww ji tax ko neex lool pour ñu mën a jokkoo ak moom ñu ànd ci dund coronavirus dund couvre-feu ci coronavirus bi jamono ji laata ñuy ubbi antenne bi ngir ngeen mën a oote ci 33 824 88 06 lépp lu ngeen bëgg a laaj docteur Amadou Niass ngeen laaj ko lépp lu leerul seen bopp également ngeen laaj ko mu leeral leen ko ci fàggu bi ba tey kon ñu dem taataan yi
alors jërëjëf di nuyu ñi nga xam ne ñoo toog ci plateau bi seen plateau bi yaa ngi na macha allah alors di nuyu aussi ñiy seetaan téléspectateurs yi seetaan ATV parce que ATV defe naa nekk na chaîne boo xam ne ñun ñëpp moom la ñuy faral di seetaan vraiment seen émission bi am na importance trop donc man nag maa ngi tudd Modou Mar nekk étudiant en première année à l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio dëkk fii ci Kër Massar alors comme ngeen ko gisee nii ma toog ak sama ordinateur damay réviser samay leçons jéem a nekk à jour ci samay TD loolu mooy sama couvre-feu man personnellement parce que comme ni ngeen ko gisee état bu Sénégal dafa tëj école yi depuis mars donc dañ ciy profité ñun élèves yi ak ñun étudiants yi ñu jéem a nekk à jour ci leçons yi jéem a xoolaat li nga xam ne moo nekk point sombre yi voilà jéem ci nekk à jour donc man de mon côté man maa ngi jéem a xool li nga xam ne moom laay def pour nekk à jour ci leçons yi vraiment loolu mooy sama couvre-feu di lancer appel bi aussi à tous les élèves ay étudiants ñu jéem a def comme man jéem a xool ñoom tamit li nga xam ne moo di mooy leçons yi xoolaat exercice yi voilà donc di nuyuwaat ñëpp di ziar ñëpp big up. di ziar bu baax a baax daanaka actuellement couvre-feu bi moom ñëpp daanaka ñu koy dundee ñoo yem peut-être différent la tuuti ak ñi nga xam ne si dañuy liggéey wala ñi nga xam ne si dañoo nekk ci presse bi ñu mel ne ñun ci door a wàcc nii ci bi mais da ngay gis ne daanaka tali bi moom doo fi gis kenn actuellement ñu ngi au niveau de croisement Cambérène mais doo gis kenn moom li may faral di wax rek daanaka guddi am na ñun ñoo dul teel a tëdd instant bi day mel ne yaa ngi 2 heures wala 3 heures du matin doo tase kenn peut-être ñi ngay taseel rek ñi nga xam ne si dañoo am ay autorisation pour mën a circuler wala ñoo xam ne si dañoo guddee wàcc yenn saa yi ñoom ngay taseel te duñu am oto pour ñibbi donc doon loo xam ne si xaw na métti tamit ci ñeneen ñi nga xam ne ñu jógee fu sori wàcc donc loolu moom daanaka mooy li gën a fës ci jamonoy couvre-feu bi mais aussi force de l'ordre yi ñoom tamit ñi ngay jàmbale lool ndax benn oto du leen romb te néew na dinañ la contrôler ba ci ñi nga xam ne si dañoo am ay autorisation bi mel noonu dañ la xool ba xam yow affaire bi conforme na ak li nga wax aussi parce que xam nga ñu bëri fi mu ne nii dañ koy falsi wala ñu leen koy abal lu mel noonu ñuy changer kayit yeeg yu mel noonu donc moo tax ñoom dañuy def seen contrôle ni mu waree dañ ci tas ak ñoo xam ne sax dinañ ubbi oto bi wala ubbi maal bi vérifier genre donc pour xool ba xam amul lenn loo xam ne si ndax guddi ku ne xam ne dafa xaw a tëri nit ki mën na bàyyi ba guddi mu dem defi ay mbiram ak yeneen ak yeneen ak yeneen mais yooyu yëpp ñu ngi ciy bàyyi xel mais daal xam naa ne daal moom yéeme na parce que activité yu bëri tamit xaw na taxaw ndax xam ne ñoo xam ne heure bi daan fekk daaw ñu wàcc donc couvre-feu bi tax na ñuy teel a wàcc ngir mën a ñibbi seen kër ndax comme ndigal la bu wàcc ñëpp war ko jëfe donc ku nekk 20 heures war na la fekk sa biir kër kenn war a bañ a nekk ci mbedd bi te it aussi gis nañ ne lu am solo la ndax dina wàññi doonte bëriwul mais dina wàññi aussi ci virus bi nu mu doon 33 824 88 06 foofu ngeen mën a wootee ngir mën a laajte docteur Amadou Niass li nga xamante ni moom moo leen ump ba fii ci jàngoro ji wala li nga xamante ni du ñàkk ba moom ngeen bëgg a leerlu ba tey ci wàllug fàggu geeg fàggandiku gi asalaamaaleykum. salaam. waaw ku tëdd ki ana fay wootee noo tudd. maa ngi wootee Dakar damay leb tur bi. très bien alors docteur Amadou Niass mu ngi toog. bu fekkee ne am na looy laaj ci jàngoro ji. waaw bismillah mu ngi laa déglu. waaw man xam nga lu ma xalaat ci jàngoro bi. mooy li may wax rek ba léegi laay wax woote woon naa fi semaine bële passé. oui. li ma wax sénégalais yi dañoo dëgër bopp. loolu laay wax. foog nguur gi jël ay responsabilités ndax nit mënu ma concevoir ñun la lii lay bañ bul ko def. te yow loo xam ne da lay aar man ba léegi dama mënut a comprendre ñun ban dëkk lañ ne. ndax boo xoolee seetaan tubaab yi même boo amul portal di connecté yaa ngi di gis tubaab yi ni ñuy jooyoo di jooytu di bëgg a dee ndax amuñu ndimbal te ñoo ñu ëpp ay moyens yow li ñu la wax yomb na nga moytul. très bien ba pare bi ma ciy bëgg a wax Macky Sall nit ki gouvernement boo nee nit ki na moytu da ngay fexe da nga koy teg dara loo ko jàppalee tamit. ndax tey ñi metti nañ am ñoo xam tey lañ doon jaay pour xëy joxe dépense wala lañ doon jaay reer pour joxe dépense bu ñu xëyee amatuñ ko. très bien mesures yooyu yëpp je pense que annoncé nañu ko peut-être d'ici peu dañ ko commencé dérouler ba léegi imagine boobu ba léegi mu mat un mois ba léegi tamit nit ki boo koy dimbali da nga ciy gaaw. très bien jërëjëf. am ñoom ñooy gàdd responsable bi tamit nit ki bu dee da nga ko ne toogal sa kër da nga koy dimbali ci ni mu gën a gaawee. très bien doo ko ne da nga koy dimbali ba pare ngay toog ngay xaar di xaar te am na ñoo xam tey amuñu luñ toog ne ci kër yi. am ñoo xam ne mooy def métti. jërëjëf
jërëjëf docteur dégg nga kon li mu wax. waaw dégg nañ li mu wax comme dafa répété wu war rek. maanaam d'accord na nit ñi dañu war a dégg li gouvernement bi wax. mais tamit nee na gouvernement bi dafa war a dimbali nit ñi. ci kéemtulaay kàttan mais man je pense que ndimbal na ci fekk loxol borom. li ñu leen laajee comme li mu wax na nit ñi toog seen kër. oui balaa ñuy yegg ci ay situation de cas grave yoo xam ne kenn mënu ko contrôler. très bien te yaakaar naa ni comme li ñu wax fagaru. moo gën faju te léeg-léeg nga dégg ay ñaan baax na. mais ñaan day tax nga dajeeg ki lay faj. tigi maanaam bul toog. da ngay jóg dem lijjanti ji sa bopp boo xasee ba feebar. mais yaakaar naa ni li ñu leen laaj jafewul te cas communautaire yi ñuy wax phase communautaire bi. li ñuy gën a dimbali mooy ku nekk fexe ba respecter mesures individuelles yi. mesures collectives yi ñu fexe respecter ko. très bien ñu jël keneen asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ana fooy wooteeg noo tudd. maa ngi woowee Dakar. tudd naka. di leb tur bi tey. di leb tur bi tey kon mës nga ko joxe kon. dama doon joxe tur bi. allez bismillah ñu ngi laa déglu. waaw Khalifa maa ngi leen di sant. jërëjëf. waaw di leen nuyu di remercier sa kii bi nu mu tudd. le docteur Amadou Niass. ok docteur. kii dama leen di soññ pour seen correspondant yi nekk bitim réew. pour beneen yoon soo leen di jokkoo ñu. oui suñu mënee def par téléphone mooy gën parce que sonore bi du leer. d'accord. soo leen ñu su mënoon jàppale dañuy bëgg a suivre trop wante voix bi par yenn saa ak vidéo bi du ànd. très bien. soo leen si mënoon jàppale dina baax. incha allah. leneen li nag mooy sénégalais yi. nañu yërëm seen bopp. soo xoolee fii booru géej bi fii nii da ngay gis ci ngoon da ngay xale yi dañuy bi di da wax policiers yi loolu maa ko fekkee da booru golf policiers yi dañuy dàq ba sonn. policiers yi dañuy dàq xale yi. loolu pour lan sénégalais yi di ñeme yenn yi. oui. ba pare nag fu ñu toog nag di ne sénégalais yi dañoo yaru dañoo nangam dañoo suñu il faut ñu jox bon exemple. c'est que il faut ñu arriver fexe ba ñu am conscience ne alkaati bi leen di dàq ci plage bi li mu bëgg mooy musal seen bakkan. billahi en réalité. affaire yi du caaxaan parce que gars yi dañ ko bëgg a jàppee caaxaan. xam nga tey. kii def sport du farata. yéen ñu ngi leen di ne moytu leen sport yi moytu leen dajaloo yi. way te ci géej gi gars yi dañuy dajaloo lu bëri dañuy gis policiers yi ñëw di dàqanteex ñoom. te loolu teguñu ko fenn. très bien. très bien mooy oto yi transporté ci diggante ci sama wolof bi seetul de di ngeen ma baal nag. seet na kay ñu ngi laa dégg comprendre. waaw ci digga comme Dakar yooyu. am na ñu nga xamante ni ay médecins ci seen bopp ñoo leen di yóbbu. man gis naa ko nga xamante ni dafa jóge dëkk ak moom médecin moo ko yóbbu. way xam nga loolu ñoom tamit dañ see war a jàppale nit ñi Khalifa bu ñu naxante. way ñëpp ay sénégalais lañu suñu newee nañu toog dañoo war a toog. man maa ngi nii toog sama kër plus de 15 jours tey mu ngi nii. génn ma damaa tëj sama place. jërëjëf wante nag comme ki génn ki léegi nu mu wax. rek dafa war a am lu mu àndal. absolument jërëjëf. nañu si jàppale nag. jërëjëf vraiment ñu ngi leen di sant yéen waa iRadio bu baax. jërëjëf merci ITV beaucoup ñu ngi leen di sant bu baax billaay yéen a ngi jàppale gars yi. merci beaucoup. te gis nañu feebar bi yéen a ngi ci taxaw bu baax a baax a baax. waaye bu ñu ci taxawul musiba am faaw ñëpp a taxaw si. parce que man damay suivre seen kii yëpp depuis. way ñoom kañ ji dama leen di déglu ñoom moom Assane Samba Diop ba 10 heures. way soxna si dugg école moom tamit ma vraiment yéen daal yéen a ngi jàpp si. absolument après mën nga dem ba minuit comme yaa ngi tëju. mën nga dem ba minuit comme ça nga ànd ak ñoom DJ Bouba ak ñoom Baye Baara. si couvre-feu bi lépp la damay suivre. très bien. vraiment yaa ngi te tey su ma wóoroon na ma soo leen defoon serveur vocal gars yi dañuy dugg. très bien jërëjëf. lépp nag pour jàppale sénégalais yi ak yërëm sénégalais yi vraiment ñu ngi leen di sant di leen gërëm. jërëjëf mon frère. jërëjëf merci beaucoup alors docteur bon dañuy wax ni cas isolé nee na moo gis benn médecin transporté kenn bon déjà a priori ñu am si a priori favorable. yaakaar naa waaw parce que comme xamuñu lan moo taxal mu transport ak lan moo ko tax a dem. tout à fait parce que ñu fàttali médecin bu nekk dafa waat. te irresponsabilité lay xaw a méngool ni mu ko waxee mais loolu a priori la donc ñu am si bénéfice du doute en tout cas. waaw mën nañ jàpp rek ni médecin bi daal ki mu àndal mën na am ku mu waroon àndal la. waaw mu jeex incha allah. a priori ñu jël keneen allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Khalifa. oui. ñu ngi lay nuyu baax a baax. ñu ngi laa fay bu baax. Abdou Samb Thiaroye. Abdou Samb.
Thiaroye. jërëjëf Abdou Samb. ñu ngi lay seer baax a baax. Thiaroye géej wala gaar. Thiaroye. ah. Thiaroye gaar. Thiaroye gaar jërëjëf Samb ñu ngi laa déglu. alhamdulilah nee nañ def. alhamdulilah alors la dafa est-ce que am na loo bëgg a laaj docteur. lu la leerlu ba tey. waaw xanaa dama bëgg sànni kàddu ci affaire bi rek. waaw. ñu waxtaan tuuti daal. acca. ndax itam gis nga nan ñaan rek yàlla yemale fii lépp. amin waaye gis nga àddina bi. su la repp taxee yuuxu. boo repp di nga yuuxu te di nga fi bàyyi gàcce. comprendre ma de. dama ne bu la repp taxee yuuxu. bu la ragal dee taxee yuuxu. bu la ragal dee taxee yuuxu. yuuxu. waaw. di nga dee bàyyi fi gàcce boo reppee. way pour dire. waaw xam nga àddina bi léegi coow ñu naan nañ def Covid. waaye Samba. waaw. Samba xanaa da nga reeragul. non reer naa. waaw yow yaa ngi dégg Khalifa. oui. xam nga confirmation bi. dëgg la. enfin tu dis comment confinement bi. waaw confinement bi dëgg la. oui Samba nee naa reeragoo. waaw dëgg la confirmation moom Sambeen bu reerul rek moo kaa wax. dëgg la mais à condition. oui. daa am ñoo xam ne nii ay góorgóorlu lañu. oui mais tu sais Samba. xam naa ne yow ku ceeb intéressé la ku diwlin intéressé la. loolu xam naa que intéressé nañ la trop ndax ab Sambeen nga c'est naturel. mais comme nguur gi ñoom wax nañu ne. am na lu ñuy yëkkati ci ay koppar démb rek ministre bi ñu dénk équité sociale territoriale mu ngi ko fiy wax. war ko séddale ci ayu bés bii wala bi ci topp gën ngaa yeex. nañu am yaakaar rek am na ndimbal loo xamante ne jóge na ci nguur gi ci wàllu courant beeg ndox mi ak yeneen nañ ci am yaakaar. bu sooy suñu borom. ci ñëpp jotee dina baax de. te loolu wax naa ko fi démb newoon naa ministre bi na leer parce que Sambeen yi bu séddale amee rek surtout affaire u ceeb dañ ci indi ay complications ah. way Khalifa loolu dëgg la mais affaire bi day demee noo xam ne nii am ñoo ne ci àll bi ñoo xam ne nii dégg lañ ci amee duñ ko gis. très bien jël ci ay matuwaayam. way yàlla baax na ci àll bi ñoo xam ne day matuwaayam foog mu jël ci ay matuwaayam. way baax na jërëjëf. jërëjëf Samba jërëjëf docteur kon gis nga Sambeen yi ñoom ay ceeb rek la ñuy lijjanti. ceeb ak diwlin parce que day mel ni léegi nit ñi seen souci yi mooy lan la ñuy jot. lan lañ war a jot. way bis bu confinement amee wala jafe-jafe yi kii mais. bu ñu fàtte toujours les mesures. surtout maanaam fexe ba li ñu la sant. way raxasee loxo def. pour sax ñu tal a lekk li ñu leen jox ñoom loolu bu ñu koy fàtte daal. parce que phase communautaire bi. dama koy répéter toujours mooy ki ñuy wàll te xamuñu ki ko wàll am na ku nekk seen biir. te xamuñu ko. kooku noo koy moytoo mooy nga respecter mesure individuelle maanaam bul joxe loxo. parce que xamoo fu mu ne. en sachant que mën na nekk sax yow. boo joxewul la sax déjà doo ko wàll keneen. oui boo jëlee say mesures boo jëlee distance bi war doo ko wàll keneen. donc phase communautaire loolu rek moo ñu suñu dimbali. oui am na ñu nekk suñu biir xamuñu leen. oui kon nañ leen sori ba keroog ñu nekk cas suspect confirmé ñu génne leen teg leen fële. très bien kon bu ñu Sambeen yi déconcentré allez ñu jël keneen allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. ITV ñoo ngi leen ziar bu baax. waaleykum salaam. waaw Khalifa ñu ngi lay nuyu bu baax. ñu lay fay bu baax a baax ana fay wootee noo tudd. waaw man maa ngi tudd Ahmed Kébé di la wootee fii Rufisque. Ahmed Kébé ok Ahmed. waaw aywa Ahmed ndax dafa am loo bëgg a laaj docteur. wala xam nga jàngoro ji xam nga li nga war a moytu ak li nga war a moytu. waaw man moom maa ngi sukkandiku rek ci borom xam-xam yi diñ ci wax muy docteur yi ak médecin yi. ci loolu rek laa sukkandiku te doyloo ko. très bien. te doyloo ko bu baax a baax vraiment maa ngi bénéficié wu bu baax ci waxtaan bi. très bien alors est-ce que jamono ji nga xamante ne docteur Niass mu ngi toog. di la dégg est-ce que mën nga xool ak moom rek ndax li nga yaakaar ne moom ngay def ndax li ngay def yaakaar nga ni moom moo gën est-ce que moom mën na la si indil ay yeneen leeral. waaw c'est-à-dire man li ma xaw a jaaxal tuuti mooy. mandarga yi ñuy wane ne moom mooy bu la dalee ci dalay ëpp ci cible ci feebar bi mandarga yooyu man dama jàpp ne parce que ñun dañ ko fi fekk maanaam feebar bi dafa ko fi fekk ci ñun te da ko fiy bàyyi. parce que bu ñu ne ay bopp buy métteeg comme yi demee noonu man en tout ça
damay xaw a inquiété wu ci loolu mais le fait que li ma suivre nii amaan naa ci ay tuuti information yi bees. waaw ma parce que moo tax waxtaan bi amoon na ma solo trop sax. très bien docteur koo xamante ni sa bopp dañ ni sa bopp buy metti wala sa put di metti rek. waaw si jamono ji mën nga tiit yaakaar ne est-ce que. waaw man moom vraiment loolu daf may dal. loolu mooy psychose. léegi bu ñu nee feebar bi lii lay nduru. am na yeneen ak yeneen yu nduru feebar bi. yu bokkul ak moom. moo tax comme feebar bi moo xew. boo xawee am luy nduróog feebar rek au lieu que nga xalaat yeneen yi nit ñi dañuy xalaat ni bii la. mais bii li tax nga koy xalaat mooy nga nekk ci zone boo xam ne am na ñu ko fa am. parce que loolu mooy différence bi. lii lay nduru jaan moom luy walax rek danaa jaan la. dëgg la loolu mooy dal nit ñi moom léegi loolu moom mooy nekk sikki sàkka ci moom. am na fekk nañ ko fi am na ñu ko daan am loolu li ci ëpp solo mooy nañ jàpp ni Sénégal am na fi ay cas. boo xasee ba am luy nduróog feebar bi. hôtel 15. bañ a jóge sa kër sax ñu ñëw xool la nga bañ a kii commencé jël sa masque yaa ngi sa biir kër takk commencé fexe nooy moytoo wàll ko keneen fii ak ñuy xool léegi-léegi mën nga ko yaakaar sax docteur bi wax ak yow ba pare xam ne du loolu du yàgg sax ci neen def test ak yooyu bu gisee ni kat mooy cas suspect mooy cas suspect bi donc bu yeggee ni suspecté na ko da ciy waxtaan ak ñeneen ñu ne kon nañ ko ber déjà parce que fulla ji mooy yow sa wàllu bopp nga arrivé à suspecter sa bopp si boppam nga suspecter sa bopp ndax boo suspecté sa bopp si nga mën a def la démarche gis nga tubaab bi ñu fi waxoon sax am na lu ko jiitu français bi nga xamante ni moo oote woon isolé njabootam isolé boppam oote wér na ba ñibbi këram waaw xam nga yow da ngay wax fulla ji mooy nga suspecté sa bopp mais avant fulla ji mooy nga def liñ la tere nga bàyyi liñ la tere fa la commencé après boo demee ba suspecté sa bopp nag là mën nga ni man kat malgré defoon naa lii yëpp am naa loo xam ni war naa mën a woo docteur dem ci moom mu leeral ma très bien donc loolu dafa simple daal c'est pas aussi compliqué absolument te jàngoro ji boo ko loo gën a teel a jóg rek wér gi gën a gaaw allo oui ça va waaw salaamaaleykum waaw man maa ngi woon léegi dem docteur laa bëgg a wax aywa waaw man lu ma bëgg a wax nit ñi xam nga nit ñi ñun duñu tey nit ñi bu ñu nee nañ toog d'accord mais tey fii Sénégal du Europe xam nga Europe tey bu ñu nee nit ñi toogal am nañu ay moyens dama ciy delluwaat ci loolu ndax Europe am nañu ay moyens bu ñu nee nit ñi toog leen dañuy dem mais fii tamit dafa metti nit ki amul ay moyens amul lu mu lekk mënul toog këram yow moomu am nga moyen mën nga toog sa kër. mais est-ce que suivre nga dernier développement actualité bi. waaw est-ce que yëg nga projet yi nga xamante ni nguur gi teg na ko ngir jàppale nit ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen gannaaw moom laa lay wax nguur gi dara dañoo defagul xam nga tamit mënoon ne nit ki nañ toog moom laa lay wax dama ne nit boo koy jàppale da ngay def mu gaaw mais tamit doone nit ki toogal amul lu mu lekk tamit loolu imaginer lu très bien mais xam nga comme nañ am rafet njort ne comme actuellement confinement partiel la rek parce que couvre-feu la à partir de 20h mais nit ñi ñu ngi xëy di liggéey tout de même non du ñëpp am na ñoo xam ne maanaam boo yëgee da nga feebar toog bi mooy nga toog woote ñu ñëw très bien loolu moo tax may waxuma feebar nga rek toogal bul da ngay toog woote bu ko defee ñu jege si xool la ni ci nga bokk wala feebar bi am nga ko am déet bu boobaa dañ lay commencé ber yeggaguñ si ni nit ñi nañu toog ba kenn dootul génn dañ lay indil li ngay dundeek yooyu waxuma foofu ki nga xam ne yëg na ni feebar bi mi ngi ci moom wala yaakaar na ko dañuy bañ mu commencé déplacé wu di dem ak dikk ak yooyu fekk na mi ngi commencé wàll nit ñi lu kooku moo tax may wax très bien maanaam kooku bu ko yëgee rek na toog mu jeex woote jël maskam déjà loolu moo koy aar mooy aar loolu moo koy aar mooy en attendant ñuy saytu ko loolu laa bëggoon wax sànq quoi très bien alors ñu jël keneen allo oui salaamaaleykum sëñ bi ziar nañ leen ñu ngi ziar bu baax est-ce que mën nga wàññi son téléviseur bi xaar mu wàññi ko tuuti quoi xaar mu wàññi ko tuuti oui allez ana fooy wootee noo tudd waaw damay leb tur bi allez damay leb tur bi ñu ngi lay déglu fooy wootee maa ngi woote Dakar aywa waaw man dama doon am tuuti benn inquiétude bu ma doon wax docteur ndaxte dafa am benn société bu muy liggéey fii à Dakar au niveau de la région de Dakar ñu koy liggéey dafa bëri trop te gisuma benn mesure boo xamante ne dañ koy jël c'est des mesures yoo xamante ne préventif la amul bu ñu joxee masque amul détection boo xamante ne moom lañ jël comme les kii de température amul dara c'est mooy fi ñuy wax Sénégal India way amul benn mesure boo xamante ne ñu ngi koy def pour les gens su fay liggéey
bon man j'allais personnellement li ma naroon mooy conseiller la nga dem waxtaan si ak ñoom d'abord bu fekkente ne ni amul coppite nga dem wax autorité yi loolu laa la bëggoon wax avant ngay wax tur mais comme wax nga tur peut-être que ñoom dinañ si jël seen ay matukaay si saa si wala bu ñu xëyee ñi si war a jël ay matukaay jël seen ay matukaay. waaw parce que ñun daf ñuy def problème trop ñu koy liggéey ça fait presque une centaine de personnes te vraiment corona baa ngi foofu. waaw très bien. oui gis nga sa psychose bi ne corona baa ngi foofu. waaw oui merci beaucoup. corona bi nañ jàpp ni. ñi gis ñëpp ber nañ leen déjà. ku ñu berul rek gisaguñ la wala nekkoo cas suspect. mais moom li mu wax ci entreprise yi yaakaar naa wut fu nit ñi di raxasoo. ak saabu balaa ñoo dugg. ak balaa ñoo génn. c'est accessible. bu ñu kii nga ne loolu jafewul. yaakaar naa ni au moins. entreprise bu nekk am nga foo mën a raxasoo ndox ak saabu. boo amul gel. beneen bi mooy distanciation bi ñuy wax. même hôpitaux yi sax léegi boo yegsee. dañuy fexe nit ñi ñu sorante 1 mètre. ñu leen di xool benn par benn ba ñu jeex. kon je pense que aussi ci société yi. loolu rek moo fi nekk. absolument maanaam xaw ma nan la ñuy liggéey nag. parce que boo xamul seen système liggéey. ñoom ñoo war a xool organiser bu fekkee ni leerul seen bopp. peut-être mën nañu am un médecin de travail. mën na ñëw xoolal leen. par rapport ak mesures yi nan la koy adapté à leur activité. absolument je pense c'est important. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ana fa wooteeg noo tudd. grand marabout bu Serigne. waaleykum salaam. Serigne Diop Ndiaga. comment. Serigne Diop Ndiaga. Serigne Diop Ndiaga ana fooy wootee. Dakar ñu ngi laa déglu. ñaan sunu borom gën noo doole jàmm dàqal nu feebar bi. amin ndax dafa am loo bëgg a laaj docteur. docteur rek feebar nañ am lu ñu ko war a mën a laaj. léegi day laaj rek mooy nu fexe ba jàngoro ji jóge ci rek. te mooy tegtal yi nga xëy ni ñu koy tegtal am raxas say loxo ba mu set. day bañ a nuyoo sore ñeente ak masque yaakaar naa ci bi ñuy digle ci la bokk. man na li ma jaaxal mooy boo raxasee say loxo ba mu set te amoo lenn loo tibb nga ne ci benn nit dong toog ko yaakaar naa ne bu yàgg tey jii dina bañal dana am dama wax ni ku xiif doo ko ni xaaral ma taal da nga ko naan mi ngi nii fii tëddale wax dëgg yàlla teg jox yenn fi ñu gën a sonn rek tey ma damaa dégg ñu ne am na ñuy jox ñu dul jox ma wax ni xanaa ñi jox ñu ni bàyyi ñoom ñu liggéey jox waaye bu fekkee ne Sénégal ñëpp ci bokk yem te ñëpp pour le président rek soxla nga dimbali très bien même docteur soxla na dimbali ñëpp a ko soxla ko ñëpp ku ko soxla wu na ñëpp a dimbali na gaaw jërëjëf ñu ngi lay gërëm di la sant docteur je pense que il est essentiel quand même que ñu delluwaat autour de l'essentiel parce que comme li ñuy wax rek fekke ak tal moo ëpp njariñ lépp te lépp rek wér-gu-yaram moo koy mayee. tout à fait parce que débat baa ngi bëgg a changer. man je pense que ni actuellement yi ñu annoncé. dimbali nit ñi dañu état bi dafa am loo xam ni da ko def dafa njëkk a sensibiliser ba pare. ci feebar bi. feebar bi di commencé di law mu xool ni ñi ngi yegg si yeneen phase mu xam ni phase yooyu bu ñu fa yeggee dina gën a wàññi dem ak dikk bi. te dem ak dikk bu ñu ko wàññee nit ñi dinañu soxla peut-être du ñu am mu ne maa ngi leen di annoncé ni dinaa leen jàppale. mooy li ngay wax. kon pour ñu bañ a yegg ci beneen phase bi bu gën a doy waar nit ñi bu ñu fàtte loolu. donc nit ñi nañu fexe ba du ñu soxla sax ndimbal loolu en réalité. parce que am naa yaakaar bu ñu respecté fii ak 2 semaines encore. maximum ñu respecté. bañ a dem ci loo xam ni mën na ñàkk. respecter couvre-feu bi parce que c'est important. parce que affaire mi ngi ñun on est au centre maanaam nit ñi ci boppam xamuñu ni ñoom ñoo gën a am importance ci xeex bi. nguur gi ay moyens la yor rek ak ay loi am ak ay arrêté am ak yooyu mais li tax mu réussir kenn ku nekk ci ñun la. très bien waaw ñu jël keneen salaamaaleykum. allo est-ce que mën nga wàññi téléviseur bi. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam ana noo tudd ak fooy wootee. man maa ngi woote Tataguine. fan si. Tataguine dans la région de Fatick. Fatick très bien noo tudd. man maa ngi tudd Mamadou Diouf. Mamadou Diouf. waaw. bismillah ñu ngi laa déglu Mamadou Diouf bu dee am na loo bëgg a laaj docteur ci ay leeral. léegi xam naa peut-être sama laaj ci wàllu docteur xam naa du sori. étant donné que tout nga xamante ni moom la ñu war a jël pour feebar bi man xam naa ko bu baax a baax. xam nga ko bu baax a baax. waaw mais man li may inquiétude bi ma am. mooy autoconfinement bi ñu nekk ni maanaam confinement partiel. ñu ngi ci confinement partiel comme ni ko gars yi waxee les précédents ni ñu ko waxee sànq. man ma jàpp ne nit ki soo ko nee toogal sa kër. da nga ko war a jàppale ci le plus vite possible.
te tamit ñun déglu nañ bu baax a baax maa kii li mu wax démb. oui. mais en toute honnêteté je dis très bien am na ñu bëri ñoo xamante ni moom convaincre leen. comment dire bourse sociale am na ñoo xamante ni fii ma dëkk ni am na ñoo xamante ni ce sont comment dirais-je des personnes riches même des chefs du village même qui se bénéficient des bourses sociales. oui. Donc si on dit en même temps comment dirais-je les choses on va les donner comme les gens qui se bénéficient de la bourse sociale ça c'est anormal ça c'est pas du tout. waaw loolu daal laa amoon. très bien ñu lay gërëm di la sant docteur donc ñu xam ni comme ni nga ko waxee xeex bi ñëpp la képp ku si def loo xamante ni également sa akulaay talaa xam nga ni méngoowul ak li nga war a def lor nga saw askan lor nga sa bopp te li nga ko layoo. waaw loolu dëgg la mais tamit xam nga il faut que nit ñi jàpp leen ñu suñu dëkk yi bëri nañ doole ci côté ressources humaines nii tuuti quoi am nañ ñuy fajkat yi am nañu fi tuuti. mais moyens yi des fois moom mooy fait défaut moo tax ñu éviter yegg ci ay cas grave. mais moyens aussi yi nga xam ne moom lañu laaj pour yegg ci yeneen dëkk yi comme ni ñun amuñu ko il faut ñun ñu fexe xam ni suñu moyen bariwul. et puis ñu gën a insister encore dama koy wax toujours nañu insister li fi nekk. bariwul moo tax peut-être séddale bi des fois du yomb. ñëpp mën nañ ci bañ a jot mais solidarité bi moom dafa war a nekk à tous les niveaux. au niveau familial parce que. képp koo xam ne yaa ngi ci famille xam nga ñi ci am jafe-jafe nga jàppale leen. au niveau préfet mu jàppale communal mu jàppale régional mu ci ministre ñëpp jàppale. mais encore une fois état bi kese il peut même pas faire face. c'est pas possible moom kese mënu ko. il faut que à tous les niveaux gis nañ maire yu def dara gis nañ ñoo xam ni c'est des bonnes volontés. feeñuñu ci télé bi ñu ngi jéem a dimbali nit ñi. loolu rek moo ñu moom ci boppam. comme ni mu ko waxee jafe na ci ñenn ñi pour ñu jot li ñu bëgg a jot. mais. li nga xam ni moom moo am solo. ñu fexe bañ a yokk parce que ñi ngi ci yoon bi. pour mu bañ a yokk ñi ngi ci yoon bi. très bien il faut que ñu respecter encore une fois te bañ a insister ci yenn yoo xam ni peut-être yeggaguñ fa dara. très bien jërëjëf alors ñu jël keneen asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. ana fa wooteeg noo tudd. maa ngi wootee Castor. tudd Mokhtar Thion. Mokhtar Thion. Thion. voilà Thion ñu ngi laa déglu. ñu ngi lay ziar baax Khalifa. ñu ngi lay delloo ziar bu baax. maa ngi suivre émission mais man j'ai un problème. parce que damay dégg nit ñi naan bu ñu leen toogloo seen kër yi. oui. je pense bien que kenn toogloo wuñu suñu kër yi médecins yi ak docteurs yiy faj. ñoo ne nit ñi toog leen seen kër yi pour. réew mi. ku toog sa kër benn 3 semaines 2 semaines muñ ba docteurs yeeg médecins yi nañu affaire yi wàññeeku na ci réew mi ñu pro. donc suñuy njaboot moo gën ñu naan non damay dem uti lu ma lekk ak li ngeen am yow boo demee am feebar bi ñaanu lu ma la ko yàlla nga jógee fa dem mais ni fi bàyyi dañu. c'est dëgg njëriñ loo fekkee. njëriñ merci Khalifa njëriñ loo fekkee. mais dëkk bi nit ñi da ngay ñëw fi ma dëkk nii nit ñi nekk di football ci koñ. man dama naan mais man dama am problème wala dama li may déglu rajo yeeg télé yeeg médecin yi mais kenn forcé wul kenn médecin yi ñoo xool feebar bi. Sénégalais yi def leen confinement ngeen jéem a limiter seen ay déplacements yi inutile xool kenn waxul kenn nga toog sa kër tëju. bañ a ibbi say fenêtre mel ni prisonnier. oui ñu bañ ko def un problème politique. parce que pour respecter cheminement bi médecins yi ñoo seet ba ni wàññi leen déplacement yi def leen nangam ak nangam nguur gi ne comme demee na noonu léegi kon ñun daañu si jéem a dugal suñu loxo ngir jàppale leen pour yombal li nga xamante ni médecins yi digle nañu ko ngir ñu daal di faagagal jàngoro ji. je pense que loolu mooy résumé situation bi en réalité. kuy wax rek te yàlla tax loolu mooy situation bi. mais quand j'entends amuñu lu ñu lekk jox lañu lu ñu lekk. wér moo gën benn 3 semaines 2 semaines même boo amee benn 20 kilos ceeb di def suuf bi. mais loolu garaawul loolu ça va passer parce que loolu boo ko déggee si leen yi ñoom si leen yi Sambeen yi ñu sant Cissé ñu sant Touré ñooñu daal ñoo fi agité wu te waxoon naa ko sa njëlbeen bu ñu nee séddoo rek ñoom du seenum xel dootul dal. mbokki Alaaji Malick Cissé yi la. ñoom kese la. ngir yàlla jéem a respecté li docteur ak médecin yi ñoo ko wax li police waxu ko gendarmerie wax ko. docteur ak médecin yi ñoo ne nañ def lii feebar bi gis nañ li muy def ci àdduna bi mu bañ. alors docteur loo si xam si li mu wax c'est important. waaw li may répété li mu wax rek ci xam-xam la ko docteur yi teg. pour ne nañu moytu. parce que mesure individuelle yi maanaam kenn ci moom la ñuy commencé mesure collective yi moom mooy tere dem dajaloo ngénteeg yooyu mais mesure individuelle bi rek kese. ñu ko respecté woon boo xoolee am na dëkk yoo xam sax dañuy yegg ci ñëppay tokk masque. ñëpp ñooy takk masque. bu ñëpp takkee masque ñu respecté mesure individuelle yi.
am si dëkk yoo xam ne sax dañu terewuñu nit ñi dem liggéey. ñu ñaa ngi dem ak a ñëw ak yëpp mais ñëpp a takk masque. ba nga xam ni feebar bi du presque duñ ko joxoon. c'est en réalité bu ñu amoon conscience tigi duñu xaar sax alkaati li ñu dàq si plage bi. wala bu ñuy dàq ñu dugg suñu biir kër. ñàkk xam la wala tout simplement peut-être gisuñu réellement feebar bi. wala ils sont pas li ñu jot ci information dafa bëri ba téyewuñu si li ci ëpp solo. tout à fait man yaakaar naa ni li ñu gis ci dee ñu koy wax ñi dee ci bitim réew. loolu du ay naxay. waay voilà kon il faut que nit ñi tenir compte ci loolu ñun yeggaguñu fu sori. ñu ngi ci 200 ab Amérique amuñu fu ñu yab seen voilà donc ñun vraiment maa ngi lancé waat un appel mooy nit ñi. ñu fexe respecter les mesures individuelles bu ñu ko xeeb. amul dara looy xeeb ci lu loo xam ni boo ko defee mu tax nga bañ a am jàngoro bi. bu ci xeeb dara. c'est-à-dire li ñuy wax bu ci xeeb dara. absolument bu ci bàyyi dara. waaw respecté ko li ci des du loo xam ne nii mënut a ñàkk. nit ñi kenn du fi seetaan sa moroom muy dee xiif. tigi bon Sénégal xamuñu loolu. moo am de. bëri na ñoo xam ni dañuy dimbali nit te duñ ko xam. nguur gi il faut que mu dimbali nit ñi. comme ni ko situation bi bu ñu xool lan lañ si mën a am nañu xool nan lañ mën a def ba mu abal ñu. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ana fooy wooteeg noo tudd. maa ngi tudd Cheikh Fall maa ngi woote fii Kédougou. Ceytu wala Kédougou. Kédougou dëkk ku ñuy wax Tenkoto. Senkoto. waaw voilà ñu ngi leen nuyu bu baax. ñoo ngi lay delloo siyaar. bismillah ndax dafa am loo bëgg a leerlu ci docteur. waaw man dama bëggoon am tuuti lu ma bëgg a leeral. waaw dama xam ni fii ci Tenkoto. dañoo teel a arrêté juraay yi. dañ teel a arrêté. juraay yi. droit yi. juraay yi waaw mooy liggéey bi ñu. ah way te ay père de famille ñoo fi nekk. man commerçant la waaye dama gis ñoo xam ne dañuy xëy ñëw sax di ma ñaan ndékki. wallahi way waaw ñooñu léegi fi ne suñu leen tëjee ci seen kër yi ñu ñu def. très bien. bu bari fii benn néeg dong lañuy wax yoruñu kër par benn néeg moo fi ne. benn néeg suñu la fi dugalee nooy def ak tàngaay bi ak Kédougou ni mu tàngee. waaw xam na xool su ngeen xoolee ñi gën ñu woote ñëpp daal ñëpp ñu woote. mooy néew bi doole xam na ni mënuluñ seen bopp dara li ma. comme léegi dañ teg balance. bu fekkente ni weesu nañu li nguur gi wax ne dina ko def. waaw bërka démb ne courant beeg ndox mi xam nga ku ñu wàññil ñeenti junne si ab courant am nga ñeenti junne. yu dugg sa poche n'est-ce pas. am na vivre yoo xamante ni nee nañu daañu ko séddale ci nu mu gën a gaawee bu ñu jëlee loolu teg fële ñu teg balance bi ñu jox ko docteur mu arbitré que muy toog sa kër tëj sa magasin takk sa biir quelques jours wala nga dem am jàngoro ji yàlla rek a xam ndax lañ cee génn wala doo si génn léegi docteur bu dee sama balance bi mën nañ kaa jauger ñu jauger que bu dee maa jum nag je retire ce que j'ai dit. waaw. ñu déglu docteur mu wax ñu après ñu maa yow ñu tàggoo. continue d'accord waaw problème. mën nañ jàpp ni. léeg-léeg nit ñi dañuy foog ni affaire bi ñeneen ñi lay dal xam nga léeg-léeg boo gisee ni di balance bi ngay wax nii. bu tegee ba pare moom day foog ni keneen lay dal. way day fàtte ni mën na ko dal wala mu dal ku ko jege wala ku mu xam. te loolu li koy indi mooy jaxasoo bi. te li koy wàññi mooy toog bi. ak raxasu bi ak loolu jafewul de. jafewul maintenant nag par cas parce que cas par cas mooy li mu wax nii day am. ñoo xam ne dañuy nekk situation boo xam ni peut-être nguur gi la muy joxe du yegsi si ñoom. wala ñu nekk si seen situation boo xam ne mënuñoo xaar ba mbir mi yegsi. day jafe loolu tamit au niveau local mooy li nga wax léegi xam nga gouverneur yi ak yooyu dañuy gérer kii bi localement. donc chaque région wala chaque département dafa am ay particularités. donc je pense que à leur niveau ñoom tamit war nañu réfléchir. chaque région particularité mu xool nan la ñuy fexee saafara yi nga xam ne mun a xaar. jàppale ñooñu parce que tamit c'est une réalité. ñuy wax donc nit ki loo ko bëgg a dimbali tamit xiif ak mar am na ñoo xam ni tamit comme li nga wax rek. duñ ko fa xaar. dañuy génn. mooy si leen yi rek. waaw dañuy génn. loolu nag moom je pense que ni autorités yi. war nañ ci au niveau local xool nan la ñuy def. pour dimbali ñooñu. encore que comme li nga ko waxee sànq balaa ñuy toll foofu. ça dépend un peu de nous balaa ñu toll foofu mën nañ xeex ba cas communautaire yi du law. pour man ñi ngi ci xeex bi sax. dafa des encore. c'est-à-dire population bi quand même def nañ effort. ñu mel ni ñu war a def fukk ñu yegg ci juróom.
donc des na. à peine la moyenne. à peine la moyenne. des na. très bien donc des boobu nag mooy dañuy encourager population ñu gën a góorgóorlu. très bien parce que je pense bu ñu gën a góorgóorlu tuuti rek. yàlla mën a def ñu génn ci. très bien allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. ana fooy wootee noo tudd sëriñ bi. maa ngi wootee Khalifa. yaa ngi wootee. Dakar HLM. HLM très bien noo tudd. waaw maa ngi lépp tur bi quoi. bismillah ñu ngi laa déglu sa lan ngay laaj docteur. waaw docteur man moom damay def une contribution tuuti rek parce que dama bëgg Sénégalais yi allo. oui ñu ngi lay déglu. waaw Sénégalais yi laa bëgg ñu xam ne li ñu leen di wax seen njëriñ la quoi. parce que man dama mënul comprendre nga nekk ci réew am lu fa dugg loo xam ne day lor doomu aadama yëpp te yow mii toog ci télé bi jàkkaarloo ak man xamul ndax man maa ngi ko yor xamul ndax yoruma ko. tigi yow xaw ma ndax yaa ngi ko yor xaw ma ndax yoroo ko. ala kulli xaal. kon bu ñu ne nit ñi nañu toog seen kër yi. waxuñu leen ko parce que état daf leen di jaay doole wala daf leen di bëgg a néewal doole wala nangam tàngam. tey boo xoolee ñi fi woote nit li ñuy wax li ci gën a bëri mooy nit ki boo ko tëjee këram joxoo ko lum lekk joxoo ko lum naan. waaye léegi ñaata nit ñoo tëdd ay milliards yor ay millions te mënuñu koo lekk. walaay dëgg la. Sénégal yi il faut ñuy réfléchir gis nga àdduna loo mënti am ci àdduna ñaar yi mooy priorité ci àdduna ñaar. bi ci njëkk mooy santé wér loo mënti def ci àdduna boo wérul doo ko def. je pense qu'on s'est rendu compte là on s'est rendu compte que mooy li njëkk. waaw parce que gis nga ni économie bi sooxee ci mbooleem àdduna bi ndax wér-gu-yaram. waaw beneen bi ci topp mooy jàmm quoi. waaw soo amul jàmm doo tal dara. dëgg la. kon nag nit ñi nañ xam ne loolu defuñu ko parce que dañ leen di mettitaloo mais dañ koy def parce que dañ leen bëgg seen jàmm. ak li fi pour ñëpp mën a am jàmm. très bien. waaye bu ñu ko gisee rek ne dañ leen di jaay doole wala affaire yooyu nit ñi nañu ànd ak seen sago quoi. très bien alors docteur jërëjëf docteur il faut tamit ngeen gën koo wax ba mu gën a leer ne li tax ñu ne toog leen du lenn lu mooy ngir aar doomu aadama yi bañ a lawal jàngoro ji et que dogal bi du dogalu nguur waaye dogalu autorité sanitaire yi la seen dogal la yéen ñi nguur gi déglu ba accompagner leen ci ay moyens moo xam jaare ko ci état d'urgence moo xam jaare ko ci couvre-feu moo xam jaare ko ci maye ndox mi maye courant bi ak yu ne demee loolu je pense que il faut ñu continuer ko wax tout de même. oui tout à fait Khalifa comme li nga ko waxee rek xam nga nguur gi médecins yi ñoom c'est très simple. dañu bëgg kenn bañ a wàll kenn bañ a wàll kenn. te kenn bañ a wàll kenn nit ki boo leen xasee ba jaxasoo rek. wàll mën naa nekk. dëgg la nguur gi li mu mën mooy mettre les moyens à la disposition des médecins autant que possible. moyens yi mooy moyens yi ñuy fajee moyens yi ñu kii yeneen moyens mooy fexe ba nit ñi tamit am lu ñu suturloo wala jafe-jafe yi nga xam ne di ci conséquences yi mu fexe lu mu gën a néewee. parce que lépp mënuñu ko régler. donc kenn ku ci nekk am nga benn rôle. nañu fexe ba ku nekk def rôle am. nguur gi rôle am leer na médecins yi seen rôle leer na askan bi tamit am na rôle boo xam moo ko moom. kenn du ko defal à sa place. très bien waaw xam nga nit ki moom li ñu ko waxee naan tibb dégal nit mu jigéen ma ñam mu lekk mais mënoo ko defal sax xamel war nal ko. mënoo nekk donc am na loo xam ni askan bi moo ko mën defal boppam. très bien mooy li ñu leen sant léegi. nañu def mesure respecté ba ñu génn tout ça nañu fexe ba respecté ko. après bu boobaa nag bu leen neexee li ñuy wax nañu jox nañu dimbali loolu bu leen neexee nañu ko yuuxu fu leen neex. fu leen neex mën nañu ko fa yuuxu loolu du wàññi dara. mais li ñu leen sant en premier bu ñu ko defee bu leen neexee ñu yuuxu nguur gi ni man affaire bi yegsewul ci man. lii yegsewul ci man loolu yegsewul ci man. mais nañu defal li ñu leen wax rek. très bien bu ko defee ñun on ne sera pas débordé. cas grave yi du bari cas contact yi dañ leen teel a gis. cas communautaire yi du yokk. donc bu boobaa jafe-jafe du am bu kenn demul diggul ki jot a génn dem. ki koy wàll dañ ko xam. très bien wala fan la ko jëlee. kon ku nekk am na rôle bu muy def ku nekk na ko def bu ko defee jafe-jafe du am te bu la neexee tamit nga wax ni def naa sama rôle. kële na def rôle. très bien docteur Amadou Niass di chef de service ci hôpital bu Pikine ñu ngi lay gërëm di la sant je pense que ni nga résumé wax ji mënuñu ko résumé nu ko gën parce que essentiellement li nga wax bu ñu ko tënkee lenn rek la ñun corps médical lii lañ bëgg maanaam ñu wàccoo ak charte yi wàccoo ak dige yi ngir jàngoro ji bañ a law
eh bien askan wi na ngeen topp dégg yooyu ndigal yooyu le dégg ko topp ko doxe ko loolu bu weesoo nag ñu xool nguur gi la nga xamante ne digg na ko ak yéen ci ndimbal li ngir ngeen matale li docteur yi wax mu daal di koy matale loolu ab cëram lay doon waaye ñun askanu Sénégal suñu cër nañu ko def te xam ni itamit mënuñoo ni askan wi fii nguur gi fii ndax lépp benn la ndax bu askan wi nasaxee nguur gi nasax bu nguur gi nasaxee askan wi nasax xeex bi benn la nañu ko bokk te xam ni lenn rek moom mooy solo bi mooy coronavirus jóge ci réewum Sénégal jóge ci àdduna bi ñu jëlaat suñu activité normale kon mbokk yi tey li mooy li ñu fa indi woon ci ànd xeex coronavirus di gërëm mboolem ñi ñu ci àndaloon ci moo xam ñi jokkool maire bu Richard Toll ak suñu mbokk mi nekk fële ca France di Seydou Diallo ak kii Muntara Faye dañu dikkaat ak moom ci yeneen i jamono di gërëm également mboolem équipe technique bi Cheikh Sall bi coordonné Damiyul ak Mass Mboup Modou Diouf ak Sidi Niang di leen gërëm di leen sant te di leen wax ngeen xaar ci kanam tuuti rek di ngeen ànd bu mu jotee ak Baye Bara ak kii di DJ Bouba ànd également ak seen jigéen Kumba Seck ci seen émission couvre-feu ni ñu ko baaxoo bés bu jot di leen ñaanal pananam jàmm te di sàkku si yéen ngeen wéy di wàccoo ak diggé yi nga xam ni waa kër docteur diggé nañu ko jërë ngeen jëf